sant ko lërëge ko tegi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré-Cœur ñu lëkkaloo ci yeeg suñu diwaan juróomi waxtu bisimila ci xibaar yi. bokk na ci tey jii njiitu réew mi war jàkkaarloog askanam bu juróom benn waxtu jotee ngir daal di nag àddu jëme ci situation bi réew mi toll jamono ji li aju ci wàllu nag riposte bi li nga xam ne mooy yeesal yéen ciy daal di nag indi li ci ne nag ñu ngi koy daal di xaarandi li ci mel ni état d'urgence wala confinement lu mu ci mënte doon fekki waxtu dinañ ci am lu leer ci kanam dinañ ci daal di nag dikk ci ponk wax sa xalaat bi dinañ ko daal di jukki ba ci administration pénitentiaire bi nga xam ne nag ay jumtuwaay yu bees daal di na koy rek jël ngir jàkkaarloo wàllu nag corona googule personnel bu service bi nga xam ne nag nekk ci établissement pénitentiaire yooyu ñu daal di nag consigné dinañ ci jukki dinañu desandeek ñaar fukk ak juróom benn ci ay immigré yi nga xam ne nag ca Ndar téye woon nañ leen ngir daal leen càmbar ci wàllu nag corona bi ndax yeneen i réew la ñu bàyyi ko jamono ji daal wane nañu ne amul benn rek signe buy wane ne feebar gi daal nañ koy rek am donte sax lu aju ci wàllu nag traitement bi ñu ngi koy daal di wëyal ci kanam dinañ ci daal di nag jukki itam ñi nga xam ne nag ñooy waa kër docteur nga xam ne dañ leen daal di nag exposé itam ñoom matuwaay ya war ak yeneen ci xeetu jumtuwaay yi nga xam ne war nañ koo jëfandikoo ñoom seen association daal na ci rek àddu dinañ ci gëstu dinañ dem ba Ziguinchor ak tëju frontières yi ñu daal leen isolé waaye itam yi nga xam ne nag ci wàllu confinement bi ñoo ko defal seen bopp xaaruñu nguur daal leen koy rek sant ndax situation bi ñuy dund jamono jile wàllu boulanger yi nga xam ne nag wàllu mburu mi ñuy transporté daal nañ ci tàmbale di ko jaayee ci barab yaay mbir moom nag seen affaire baax ci waaye ñu ci bari ci askan wi ngir ñu jot ci muy jafe-jafe dinañ ci daal di jukki def yenn ci ay diwaan ci mim réew ak mbir mi naka la fi daal di tëddee ba dem ba ca diwaanu nag Guinée gannaaw élection yi ñu fay daal di nag amal jamono ji ne ñu juróom-ñaari nit faatu nañ ci ak ñu bëri ñu amee gaañu bilan violence électorale yi nga xam ne ca Guinée Conakry jamono ji ñu ngi koy amal ci seen wàllu législatif yi aju ci liy coppite wàllu nag constitution bi tàggat yaram laata ñu ubbi antenne bi lay doon Alioune Badara Socé moo ne ci sottalikukaay bi faram-fàcce Guinness kis lay doon. Adama Ndiol ci kàddu gi ñu daal di koy nag doore ak xeex bu ñuy xeex wàllu Covid-19 njiitu réew mi Macky Sall war rek jàkkaarloo wala def ab déclaration ci jëme ko ci askan wi bu juróom benn waxtu jotee lay doon tey jile njiitu réew mi nag war a wax ci yenn ci ay jumtuwaay yu yees yi nga xam ne jël nañ ko ci riposte bi ñuy jàkkaarloo ak Covid-19 boobule ab réunion mu ngi koy daal di nag amal ak cellule bi nga xam ne mooy gérer wàllu crise boobu ak yenn ci ay digle yi ñu cay daal di nag joxe yu bari nag ci média daal di wax état d'urgence boo moytul moom la ñuy daal di nag jël bu ko defee dem beeg dikk bi ñu daal di koy yemale feebar bi na muy lawee daal di nag wàññeeku ndax jamono jile juróomi région ci mim réew daanaka feebar bi daal nañ laal bilan bi juróom benn fukk ak juróom-ñaari nit ñu amee coronavirus bi ñu confirmé ñetti membre yi nga xam ne ay personnel médical la ci Thiès yëf yi daal na leen rek laal administration pénitentiaire bi daal di jël ay matuwaay yu yees ndax coronavirus boobule personnel service yi nga xam ne nag ñoo yekk nag ci barab yooyu ñu daal leen nag consigné doore ko ci àllarba ji diiru fukki fan entrée bi nga xam ne nag mooy plat extérieur yi nga xam ne dañ leen koy indil ak yeneen yóbbante di colis ñi nga xam ne ñoom la caabi féete gannaaw na matuwaay ñu ca daal nag jël quartier isolement yi itam ne ñu waajal nañ ko ba noppi ci barab yooyu le Ndar moom yu aju ci ñaar fukk ak juróom benn ci ay nit ñoom ay immigré lañ woon bàyyi woon yeneen i réew daal di fay dugg dañ leen tegoon loxo ngir ñu daal di xool rek ndax doomu jàngoro bi amewuñu ko wala déet ca mujjantal ga nag la ñu daal di nag xamle mooy test nañu leen amul kenn ku ca wane daal mbir mi positif na maanaam amee na coronavirus loolu nag médecin chef bu région bi daal di ci amal conférence de presse sànq rek moom docteur Seynabou Ndiaye moom dellu siwaat na ci situation bi foofu ca diwaanu ci Ndar ñu déglu kooku Yves Tendeng. dañu daje parce que ci région de Saint-Louis samedi ak léegi dañu wax ne mbir mi dafa xaw a changé ndax am nañu benn cas positif suñu cas positif yóbbu nañ ko Diamniadio pour ñu def prise en charge bi waaye kii li waroon loolu nit kooku yëpp ñi doon liggéey ak moom ñi ko xam ak yëpp fi ñu toll nii ut nañu seen tour seen numéro téléphone am na sax ñoo xam ne ñëw nañu si ñun pour ñu xool leen gëstu leen si biir ñooñu ñëpp nga xam ne xool nañ leen am na si ñoo xam ne ñii jot nañ leen yóbbu hôpital def prélèvement bi prélèvement yi ñett la yóbbu nañ ko Institut Pasteur pour xool ko test bi wax ñu xam naa fii léegi suba incha allah dinañ si am information donc ñuy dalal xelu askan bi di leen wax ne
ne li ñuy gis te ñuy wax mesure de prévention rek dañu war a continuer def maanaam ngeen toog seen kër ngeen di raxas seen loxo saay su ne su fekkente ne am na loo leen yëg seen yaram ci li ñu leen expliqué ngeen woote ñun ñu mën a ñëw xool ba xam lan moo ci am su ko defee lépp liñ ci war a def ñu mën ko def di wax ne su dul loolu sax Saint-Louis recevoir na ñoo xam ne ñii dañu jóge woon Mauritanie jaaree woon foofu jóge Maroc jóge Espagne jóge Italie ñooñu tamit ñu ngi ci jàmm wax dëgg yàlla àjjuma ba tey ñu ngi ci benn centre boo xam ne fa lañ leen di xool. ñu daal di nag wéy ba tey ak xeex Covid 19 boobu ci wàllu nag infirmier yi ñu yëngu ci wàllu kër docteur ñu ngay daal di sàkku ay matuwaay ngir jaamarloo ak nag coronavirus bi ne ñu poste de santé yi dañ leen war a gën a rek équipé dooleel leen bu ko defee cas bu ñu am ñu mën koo daal di nag traité am ay équipe yoo xam ne dañ leen di gën a itam yokk personnel ba ñu recruter itam faaw ñu daal leen tàggat ci li nga xam ne mooy priorité yi bu fekkee am nañu malade yi ni mel association nationale bi ëmb infirmier ak infirmière yu Sénégal di ci àddu ci kàddu yu président ba di Ismaïla Mbaye ñu déglu ko ak Mame Diarra Da Silva. tey infirmier yooyu dañoo seetlu tey jii bu ñu amulee produits yu nécessaire ak matériel bu leen permettre ñu def seen liggéey normalement dañuy am lu leen soxeel tuuti parce que war nañ ñu am na côté yoo xam ne ba léegi matériel amuñu matériel ba léegi produits yi yegseegul si ñoom donc il faudrait que très rapidement comme affaire bi dem na au niveau communautaire il faudrait que structure yooyu yëpp moo xam hôpital bi la si service d'urgence bi moo xam centre de santé bi la si accueil bi moo xam surtout poste de santé parce que poste de santé yi noonu nekk si wetu askan bi ñooñu tey jii bu ñu amulee jumtukaay comme soldat bu amul lu muy demee guerre donc je pense bien que du mun a dem sow dina prise en charge bi day sooxe tuuti donc ñooñu il faudrait que très rapidement ñu organiser loolu te loolu comité de développement sanitaire yi ñi nekk autour des postes de santé waratuñoo xaar état waruñoo xaar ministère de la santé ñoom ñoo war a organiser wu pour ñooñu ñu renforcer leen mooy les bonnes volontés ku ci nekk sa gox am na bonne volonté na nga dem renforcer les structures sanitaires pour leur permettre de pouvoir faire face pour ñu mën a am jumtukaay nécessaire donc après boobu laay lancé parce que am na kër docteur yi nga xamante ne amaguñu jumtukaay yooyu wax nañu ko. ci wàllu tàggat bi aussi formation bi. ci wàllu tàggat bi soxla nañ ko waaw soxla nañu ci tàggat bi. parce que naam am na lu ñu leen tàggat fu mu toll nii. mais il faut ñu renforcer ko ndax ay rappel la du benn yoon dong la doy mais il faut mu doon continuer ñuy rappel parce que am naa jamonoy Ebola bi bu ñu xoolee ni personnel de santé bi infirmiers yi surtout ñu ci infecté woon mooy ñi nga xamante ne dañoo demoon en contact ba ñuy summi matériel bi foofu la leen jàngoro bi dabe donc loolu il faut que ñu continuer di leen tàggat ci loolu ba pare jox leen affiche yeeg protocole yi fépp pour ñu mën a di fàttaliku loolu fépp fu ñu mënta dem et ci ginnaaw loolu même bu ñu fekkee dañu former ñooñu aussi il faudrait que ñu renforcer effectif bi parce que effectif bi tey jii doyul ci benn structure amuñu effectif yu doy ñi dem à la retraite nañ jéem a seet nañ leen ñu woowee ñi nga xamante ne am nañ seen diplôme te amaguñu liggéey ñu woolee anciens yi nag ñooñu nga xam ne am nañ tuuti expérience ñu teg leen ci kanam mais beneen bi soignants yi nañ vigilant dama leen lancer après plus vigilance plus détermination. loolu la ñu yóbbu ca Thiès ndax foofee ñooñu ñuy wax ne dañ leen daal di contaminé te ñu nekk waa kër docteur médecin chef ba daje def na point bi ngir daal di confirmer ne daal ñetti ci ay membres yi nga xam ne ci barabu fajukaay privé ca la ñu daal di nag bokk amee nañu doomu jàngoro bi war a toll ci nag téeméer ak juróom-benn ci ay cas contact daanaka daan nañ leen isolé ngir rek daal di xool fan yi ñu jëm ndax amee nañ ko waaw wala déet Thiès Babacar Ndaw si jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi docteur El Hadj Malick Ndiaye di médecin chef bu région bu Thiès dellu siwaat si ñetti cas yu nga xam ne am nañu coronavirus bi léegi bi ñu positifé ñun tout de suite ñu jël suñuy matukaay yëpp maanaam ñu jël leen ñoom envoyé leen centre de traitement jam ñooñu après nag ñu consoler tout le personnel waaye terewul lu toll si téeméer doomu aadama ak juróom-benn yoo xam ne jàpp nañ ne ñooñu laalante nañu ak ñoom jamono ji ñu ngi leen téye fii si Thiès si bërëb boobu ñëpp ñi nga xamoon ne nekkoon nañu contact avec personnel de santé yi même ci seen njaboot ñu confiné leen mettre leen en quarantaine pour jël suñuy matukaay léegi nag ñoom ñu ngi foofu ci hôpital bi. docteur El Hadj Malick Ndiaye di si yokk nag ne tey jii ba léegi ñu ngi wéyal li nga xamante ne moom mooy seen gëstu jàpp nañ ne hôpital Saint-Jean-de-Dieu am na ñaari cas yoo xam ne seen xel ñaaw na si ba dem nañu def prélèvement bi jamono ji. hôpital Saint-Jean-de-Dieu nag amoon nañ fi dem ñaari adat ñu dem prélever leen effectivement yóbbu nañ prélèvement yi Dakar di xaar résultat yi ngoon. naam kilifa gi yor wàllu wér-gu-yaram si diwaanu Thiès mi ngi dalandi xelu ñi nga xam ne ñoom la dal
daal nee nañu ñu ngi si jàmm waaye it ñi nga xamante ne tey jii nee na nag li leen tere nelaw ki leen ko wàll moom ba léegi xamaguñ ko. bëggoon wax mooy ci feebar bi ñu saytoo xamuñ ki leen wàll. seet nañ fu nag mais xamuñ ko muy contamination d'origine inconnue mais nag teewul ñu bàyyi liggéey bi dañoo continuer seet ña nga xam ne ñëw nañ foofu consulter si. mel na nekk farlu waaye faggu jaadu na si képp koo xamante ne yaa ngi si diwaan bii di Thiès rawatina si biir dëkk bi Babacar Ndaw Thiès Sud FM. ñu daal di nag dem Ziguinchor foofee itam daanaka situation bu confinement boobu daanaka juux nañu ca ndax nag gannaaw ba dem beeg dikk bi ci géej gi ñu ko daal di dakkale ba ci jaww ji itam tëj yeneen yi frontière diggante Sénégal Gambie ak Guinée Bissau tax na ba daal daanaka ñu ngay wëraalu seeni biir jàpp nañ ne nag wàllu confinement ba tàmbale na ca tab bi Ziguinchor yi ñas ne bato bi taxaw na dem ak dikk bi ci wàllu jaww bi tamit naka noonu frontière yi daal di tëj Ziguinchor mel ni mu ngi ci semi confinement maanaam kenn du dem kenn du dikk li ni mel daal di ber Ziguinchor ak yeneen diwaan yu nekk ci réew mi ginnaaw bato bi bu mu dakkalee dem ak dikk bi déjà tàmbali na woon indi jafe-jafe ci wàllu làkku-làkku fii ci diwaanu Ziguinchor mel ni loolu doyul li nga xamante ni mooy dem ak dikk bi ci wàllu avion la ñu daal di suspendre amatul benn vol bi nga xamante ni wàcc fii ci diwaanu Ziguinchor diwaan bi daal di des isolé ñu ne déet daal di Guinée Bissau tëj frontière am fan yi ñu génn Gambie naka noonu tamit daal di tëj frontière am dem ak dikk bi daal di nasax fii ci diwaanu Ziguinchor ba tax na dugg wala génn fii ci diwaanu Ziguinchor jamono yi benn pexe dong moo daal di am mu di nga jaar yoonu contournement bi jaaree ko Tambacounda pour dem ci yeneen diwaan yi li ni mel ñi nga xamante ni ñoo doon tukki tey ci suba du ñu weddi li ni mel ginnaaw bi ñu demee ba ci frontière bi mu daal di tëj ñu daal di dëppaat Ziguinchor nekk jamono yi ci wàllu semi confinement ak tëj frontière yi ci booru Guinée Bissau ba ci booru Gambie daal di dakkal dem ak dikk bi ci wàllu ndox mi ak ci wàllu jaww bi Ziguinchor jamono yi nekk ci semi confinement ba tax na askan bi fekk baax fii ci diwaanu Ziguinchor di laaj li ni mel ñu daal di ko rafetlu Ziguinchor nga xamante ni lii di feebar bii di Covid-19 dugalaat na ko ci wàllu lakku-lakku Ziguinchor Ignace Ndeye Sud FM. Ignace daal di koy jaajëfal askan wi nag am na la ñu ca daal di xalaat ñu ci bari nag ci ay askan wi fi yeewoo jàpp ne wàllu confinement bi daal xaaruñu sax état daal di koy nag santaane ñoo ko tàmbalee rek jëfal seeni bopp ndax gis nañ ne nag moo ëpp rek wàllu sécurité donte dem ak dikk mu ngi am bu fekkee ne du farata daal ñi ci des la ñu bëgg mooy la ñuy duppee télétravail ñu daal di koy rek amal ñeneen ñi di def seeni course waaye daal di koy teel a def bu ko defee daal di dellu siwaat seeni kër Fatoumata Diallo. ngir nag mucc ci jàngoroy coronavirus gi ni muy lawee ndax nag jotul nag léegi askan wi nag toogal seen bopp seeni kër balaay nag nguur gi di jël dogal gi ni mel fii nag ci Scat Urbam ci arrêt bus bi ñu fekk fi Denaani Diouf mu xaw yàkkamti lool nag bi ñu ko laajee moom nag nee na ànd na ci ku nekk toog këram. même su fekkente ne gouvernement bi waxuñu ko mais ñun suñu xel war nañu may nit yi nañu toog ci kër bu ñëpp toogee seen kër là en ce moment facilement ku feebar rek nañ ko mun identifier isoler ko rapidement yóbbu ko dem faj bu ko defee ñàkk jënd bi dina tax du am contact ak ñeneen ñi du leen contaminer. mi ngi nag wéyal ba tey di wax ne jamono ji nag dañu war a anticiper maanaam dañu war a jël suñu ay matukaay ba sax liggéeykat bu nekk jël fukki fan ak juróom ci congé ngir moytandiku jàngoro jilee. suñu jëloon 15 jours rek confinement gouvernement bi jël responsabilité am taxawal armée bi taxawal police jëm la ñu jàppale ci citoyens parce que ils sont récalcitrants. juróom fukki at ak lu teg sëñ bi nag moom nee na dafa am ay courses yu muy dox te yombul nag nga toog sa kër taw a génn te am sa soxla yoo war a doxi. jékki-jékki rek daal ni alors da ngay toog comme ça doo def dara problème bi mooy on n'est pas préparé da ngay yeewu suba teel ñun la alors kii ak yooyu bien sûr bu ko état bi waxee daan ko def mais pour ñun ñu jóg defal ko sunu bopp du solution aussi. jamono ji nag Sénégal jël na dogal yu bëre bokk na ci nag tere ay ndaje ak tamit tëj ay frontière am lépp rek bokk ci xeex li nga xam ne mooy jàngoroy coronavirus gile ndaxte ba tey am na ñenn ci askan wi ñuy sofantal jàngoro jile. ñu ko sofantal wàllu télétravail boobu nag ñu daal di nag wax mu nekk ab matuwaay boo xam ne mën na saafara yu bari ci wàllu nag liggéey waaye nag code du travail nekkul loo xam ne nag daf ko daal di rëdd leeral yi inspecteur du travail bi nekk ci ca direction bu général bu travail daal di na ci indi ay leeral moom Massar Gueye nee na faaw ci laata boobu ñu daal di koy waxtaanee ba pare bu ko defee nanam bañ koy doxalee ngir daal di wattandiku Covid-19 bi mu mën jàppandal ci ñëpp Massar Gueye ñu déglu ko Adja Habsa Elimane Wane. sunu législation maanaam ak ak yelleef yi nga xam ne moo nekk ci wàllu liggéey bi te mu nekk ci suñu dëkk bi waxul exactement ci télétravail waaye nag tamit dàq ko ñàkk gi mu ko ñàkk dàq nag warto mën a tax ñu def télétravail waaye te boo xoolee jamono ji ak feebar bi nga xam ne dugg na ci dëkk bi nga xam ne nit ñaa ngi koy jéem a xeex ci xeex bi ñu koy xeex
ak tamit ci impact yi muy am ci liggéey bi ki nga xam ne mooy liggéey loolu nit ki mën na jéem a def télétravail wala mën na def télétravail waaye nag def gi mu war a def télétravail boobu dafa am lu ko jiitu mooy télétravail nekkul rek ñëpp mën nañ dem télétravail balaa ñoo def télétravail dañuy xool ba xam nit ki la muy liggéey mën na ko def feneen fudul ci entreprise nit ki ba xam la muy liggéey poste ba muy occupé nekk na poste boo xam ni ko tubaab di waxee poste bu éligible la mooy poste boo xam ne mën na def télétravail boo xoolee ñi nga xam ne dañuy faral di liggéey ak seen loxo mooy travail manuel ñi nga xam ne dañuy def liggéey de production am na liggéey yoo xam ne mënoo ko defee feneen fudul entreprise bi ñooñu kon bu ñu leen def télétravail waaye ñi nga xam ne seen liggéey buñ toogoon feneen fudul entreprise bi utiliser xarala yi mën nañ def liggéey bi dara dàqul employeur bi jéem a waxtaan ak ñoom ba teg conditions yi nga xam ne ñoom noonu la ñuy utiliser télétravail waaye nag comme niñ ko waxee lépp dañ ciy dem ndànk dem ci ak waxtaan ndaxte ki nga xam ne dafa nekk ci télétravail moo ki nga xam ne dañoo nekk ci entreprise ba di liggéey ñoo bokk yelleef donc balaa ñu ko appliquer jéem xool nañu waxtaan xam conditions yi xam nees koy appliquer xam ne par exemple télétravail du loo xam ne rek am na dëkk yu koy def nga dégg ñu ne ña ngi koy def dëkk sàngam ña ngi koy def dëkk sàngam rek automatiquement ñu copier nañ ko def balaa ñu koo def nañu xool ba xam des koy mën a def ci emploi yi nga xam ne da leen a ciblé ak tamit buñ ko naroon def tamit ñu waxtaan ba mën a xam tamit nees koy defee mais loolu employeur beeg xam ñu liggéeyee ñoo ciy waxtaan. conseil bi ëmb organisation yi nga xam ne nag yu laalewuñu ak wàllu nag gouvernement daal di jàppale wàllu développement ñoom taxaw nañu ñoom itam ci wàllu Covid-19 bi ngir wane ci seeni xeex kongaat di waajal ab plan riposte boo xam ne daf koo teg rek ci wàllu social waaye itam fexe ba la ñuy duppee confinement ak état d'urgence yooyu lee ñu daal di fexe tàmbali ko nag jëfe suñu bopp askan wi nag am nañu jàppale ci wàllu nag koppar ak dund loolu lu war a mën a rek jàppandal la laata ñu jël yooyu le dogal organisation yi ca bokk yépp nag bëgg ñu daal di wàññi lu aju ci wàllu mobilité bi dem beeg dikk bi ndax dina tax bu baax a baax ñu daal di wàññi lii di Covid-19 bi ak anam ba muy lawee. Babacar Samb. CONGAD di kuréel gi daal di ëmb ay organisation non gouvernementale yu bari daal di ne taxaw ci xeex li di feebaru coronavirus bu fekkee ni dañoo daal di jëm ci wàllum confinement général wa ila di état d'urgence benn plan d'action daal di nañ koy tëral ngir jàppale askan bi ci wàllum koppar waaye itam ci wàllum dundin ngir gunge itam nguur pa Sénégal ci nu muy taxaw askanam Mignane Diouf di ko coordonnateur bu bile projet. côté social mooy di xool bu ñu yeggee ci situation yoo xamante ni nit ñi ku ci nekk jotu mën a génn sa kër li war ci kër gi nan lañ koy régler loolu moo taxoon donc ONG yi ne daal nañ fexe xool fànn woowu nga xamante ni mooy fànnu social bi jàppalante ci suñu biir solidarité benn kenn solidarité boo xamante ni ONG dañ ko teg seen kanam ndax xam nga itam bu nit ñi bëggee toog seen kër te ñu leen loo xam ne ñu xëy ñu wuti li leen di tooglu seen kër il faut am fu ñu ko xalaatee que mu doon ay fayal leen seen dépense ci transfert wala dugg ci kër yi am loo leen jox ñu mën a togg ay kit alimentaire yooyu yëpp daal jàpp nañu daal mën na am semaine bi incha allah bu ñu jeexale waxtaan bi ak état bi ak gouvernement bi. bépp organisation fare ci bile conseil ñu daal di leen sensibiliser partenaires yi itam ñu daal di leen mobiliser askan bi ñu fas yéene leen jàppale bu baax ci seenam nekkin. ONG yooyu mu ngi mel ni par exemple waa Oxfam waa Plan International waa Appel Humanitaire International waa ONG islamique yi nga xamante itam ñu ngi fii ci biir dëkk bi waa World Vision waa RADI waa ENDA Thiermone ak ñooñu ñëpp daañu ànd ñun ñëpp xool nañ mën a def pour que ONG yi jàpp ci li nga xamante ni mooy action sociale bi nga xamante ni tey jii ñëpp d'accord nañ ne il faut ñu am nuñ ci mën a def pour mën a jàppale état bi. mu di action bu daal di laaj koppar gu bari. koppar gu bari. waaye Mignane Diouf di dalal xel yi. bépp pexe fas yéene nañ ko daal di tëral ngir mën a financer bi la élan de solidarité. Babacar ñu daal di dikk ci lañu aaye nag njaayu mburu mi ci boutique yi boobu la dogal ñu tàmbale ko jëfee tey nag daanaka métti woon na ci sénégalais yu bari ca Colobane askan wa doon wëraalu ci quartier yi ngir mën koo daal di nag am mu jafe woon leen lool aji faatu bari.
Aji Fatou Bari ñu daal di koy teewlu ci dogal bi ñu jël ngir daal di ay njaayum mburu mi ci nag boutique yi mesure boobu tàmbali nañ ko jëfee moo indi woon sax perturbation ndax ñu bari ca Colobane askan wa bëggoon am mburu doon wëraalu ci quartier yi waaye taxul mu daal leen yomb Aji Fatou Bari. am nga mburu boutique yi nekk ci Colobane fépp fuñ ci mën ci dugg tontu bi benn lay doon mburu kenn dootu ko jaay ci boutique yi waaye ca boulangerie ba wala kiosque ba ñu daal di doxantu dem ci boulangerie ba xool ndax mburu am na am déet. nañ def boulangerie bi dafa tëj jaayul tey wala dafa jeexal. waaye benn boulangerie képp bi nga xam te ne moo nekk ci Colobane jaay na li mu yoroon ba mu daal di jeexal ba daal di tëj ay buntam ci boppule waxtu am ñu bari ñuy yeewoo ci bile gox di wëndeelu di xool ban boutique moo desal mburu ngir jaay leen ko. mburu da laay wut damaa dem fële ñu ne mburu amul naa dem ci boulangerie te ma xaw ma fan la boulangerie ne compliqué na moom. dogal bi kilifa yi jël jëm ci tere jaay mburu ci boutique yi doon na lu jafe ci doorteel bi waaye sëñ bi jàpp ne liñ ci mën a xool rek mooy mujjantal ga njëriñ gi ñu nar a indil. non mesure bi moom commencement bi dina xaw a métti nii mais moo gën encore parce que suñ koy jaay ci casque yi mu gën a am set moo gën. donte ne nag mburu la tàmmoon di ndekkee saa su yeewoo tey jii sëñ bi daal dina wut beneen pexe ngir ndekki ni mu ko neexee. mais xanaa jënd keek genre keek genre affaire yooyu noonu. ci xeex bi ñuy xeex feebar bi di coronavirus kilifa yi daal di jël dogal bokk na ci tere jaay mburu ci boutique yi bi le dogal nag du doon lu yomb rawatina ci gox yi nga xam te ne ñu ngi nekk fii ci Ndakaaru te amaana amuñu lii di boulangerie. ñu daal di nag dikk ci mesure bi la boulangerie yooyu de ñu gis ne ay bañ koy aay ci njaay mi ci boutique yi nekk na loo xam ne nag luy métti la ci consommateurs yi loolu mooy gis-gisu vice président bu ASCOSEN Momat Cissé mi leeral na daal décret bi la mu daal di nag xaatim mooy mën nañ ko jaay ci nag boutique yi faaw ñu daal di fexe condition yi war ci ñu daal di respecté wàllu cet gi ñu amal ko ba noppi Momat Cissé ak Adja Habsa Iliman Wan. sonnal askan wi parce que dafa waroon am ay kiosque wara boutique yi dëjee yi bëri tey jii regroupement bi ñu interdire ñu ngi koy def ci boulangerie yi ku dem Ndakaaru am na foo xam ne boulangerie bëriwu fa donc que bi am day créer regroupement te loi bi décret bi wax na ne boutique mën na jaay ci ay conditions yu leer maanaam set mën na jaay mburu ni ko boutique boulangerie bi mën a defee boulangerie bi mburoom dugal ko ci oto yóbbu ko ci boutique am noonu muy def mën na ko def aussi ci boutique bi nga xam ne moo nekk ci koñ bi bu fekkee ne boutique bi am na condition d'hygiène yi ñu laaj hygiène bi rek la ñu soxla waaye lii ñu def tey regroupement bi ñu créé tax na ba am na ay policiers yoo xam ne sax ñu ngi tas nit ñi bépp boutique mën na jaay mburu bu fekkee ne hygiène biñ ci laaj mu nga ca loolu la décret bi wax. ñu fàtte ne nag ku ci ne ak njàngat ba nga ca daal di nag am fexe nag wàllu confinement boobu wala auto confinement bi sax nekk rek wàllu tëju yu ci bari ñu bàyyi ko ngir rek feebar bi daal di nag dertu gannaaw dina am nag ay jeexital ci nag gafaka askan wi ñi ci ëpp ci Sénégalais yi ba tax nag président de la République di rek war wàññi li nga xam ne mooy njëgug li jëm ci wàllu service public bi njëgub ndox mi njëgub courant bi mu mën koo daal di nag wàññi ngir dimbale ko askan wi Amsatou Sow Sidi bi ak ñoomu daal di nag àndal la ñu daal di gis leneen itam mooy fexe ba daal di amal wàllu nag état d'urgence boo xam ne nag dañ ciy jël en charge lépp loo xam ne ay priorité la ci wàllu wér-gu-yaramu doomu aadama bi waaye itam fexe ba jàppale ñi nga xam ne ñooy consommateurs yi ak entreprise yi ñu mën rek dépasser boobule situation yu yëpp ci wax sa xalaat dinañ ci daal di àddu ci kanam tuuti lay daal di rek doon ñu dikk nag ak juróom-ñaar ci ay nit ñu daal di nag faatu ak ñu bari ñu amee gaañu mooy bilan bi nga xam ne moom la ñu amagum ci violence ci wàllu élection yi am ca Guinée Conakry di législative yi li jëm ci wàllu constitution bu bees bañ fa bëgg rek samp opposition bi la ñuy sàkku mooy Alpha Condé daal leen rek abal moom mi nga xam ne dafa bëgg nag desandi ci pouvoir bi muy situation boo xam ne nag ëlëm na njiital Afrikajom Center moom mi nga xam ne nag nee na tekkaarul wala doxalinu CEDEAO Union africaine ba ci communauté internationale bi nañu defee daal des na lu bare bari Alioune Tine àdduna ci ñu déglu kooku Mame Diarra Da Silva. dafa doy waar ndax bu fekkee ne njiitu réew la nga ànd ak sa xel te tey nga nar a dem ci ay élection moo ko wóor la ne
électionné yi nga jëm du jur jàmm fitna rek lay jur ndax mbir mi bu mu commencé ak léegi lu ma juróom fukki bakkan daanu nañ ci ëpp na ko sax démb rek juróom-ñaari bakkan daanu nañu te booy seetlu bi nga xamee ne chef d'état yi waa CEDEAO ñu ngay dem Gambie di régler problème bi mais amul woon bakkan bu ci daanu sax ci période boobu mais dem nañu taxaw bi nga xam ne moo war régler problème bi mais tey dëgg nasax bi nga xam ne moom la CEDEAO nasax bi nga xam ne tamit moom la Union africaine nasax ak même communauté internationale même organisation internationale de la francophonie ñoom ñëpp li ñu mën a tuddee service minimum maanaam jéem cee wax lu àq li nga xam ne laaj nañ ko pour bakkan yi bañ a daanu et puis ñu fexe ba nga xam ne kii nga xam ne moom ni mu toogee dafa mel ni booy xool dëgg tey bu fekkee ne yow ànd nga ak sa sago ànd ak sa xel am na yoo xam ne doo ko def mukk ñëpp wax nañ mu të donc man daal li ma gis nii daal dëgg ak fi nga xam ne foofu la Guinée jëm peut-être du neex waa Guinée te it du neex li nga xam ne nag mooy suñu sous-région bi gis nañ lu xew Mali gis nañ lu xew Burkina gis nañ lu xew Niger kon nag waruñu toog di seetaan li nga xam ne moo xew Guinée ndax Guinée ñaari risque danger moo fa am benn mooy danger élection yi te xamoon nañ fu mu jëm parce que fi mu jëm gis nañ ko démb fitna rek moo amoon biir Guinée boo demee Labé wote wuñ taal kii bureau de vote yi taal bulletin de vote yi ñii ñu jam leen ñii ñu rey leen juróom-ñaari bakkan daanu waaw te it ñu leen teg ci leen mooy coronavirus muy deuxième danger bi coronavirus tax na tey ba nga xam ne France seen élection yi ñu amoon dañu ko dàq waaye koo xam ne coronavirus arrêté wu la fitna arrêté wu la nga dem fi ngay dem ba pare ñëpp taxaw di seetaan kooku doy na waar kenn xamul fi Guinée jëm nag. tàggat yaram bi ak Casa Sport lañ koy dooree moom mi nga xam ne moom it ci wàllu Covid 19 bi xeex bi dugal na ci loxoom équipe ba daal di génne enveloppe $1 million ngir jébbal ko comité régional bi xeex wàllu wi enveloppe boobu jébbale nañ ko comité boobule tey ci suba président bu Casa Sport di Seydou Sané di ci yëkkati kàddu ak Ben Michel Kanfoudi. tey fu ñu toll ci corona bi dafa métti lool donc war nañu tey ñun ñëpp ñu booloo. jàpp si pour ñu mën a rey jàngoro bi te loolu mën na nekk am na ay principe yi nga xam ne wax nañu ko ku nekk war na toog këram ku nekk war na set ku nekk war na def lii ak lii ak lii. loolu rek doyul il faudrait que comité régional bi nekk fii tamit ñu jàppale ko virus bàyyi si communauté bi. te léegi beneen niveau de jàppale la ñu war a def c'est vrai que ñu ngi joxe détergent ñu ngi joxe eau de javel mais tey ñi nga xam ne déjà am nañu maladie bi ñu ngi si situation bu compliquée. ñu ngi leen mettre en quarantaine te loolu ku dem ba am jàngoro gi li mu soxla léegi mooy ay ceeb ay diwlin. ñu jàppale tamit le corps médical mi nga xam ne war na déplacer y a des gens yi nga xam ne dañu leen di yóbbu jëlee fii yóbbu leen Cap am na ñuy jëlee feneen yóbbu leen feneen parce que fii mooy centre régional donc ñoom bu ñu amulee moyens yooyu day métti te amoon na jamono nee nañu soxla nañu lu mot 50 millions mais ba tey mënuñu recouvrer loolu moo tax tey wane ni ñun ci football la ñu nekk mais football boobu. tey dafa taxaw suñu joueurs yëpp ñibbi nañu amul championnat mais ñu ne tamit loolu ñun tamit war nañu indi suñu participation. ñu jox ko monsieur le gouverneur pour que ñu jàppale comité bi pour que maladie bi gën a gaaw a dem ñu mën a retrouver nos stades. ba tey ci wàllu nag football googu ak jamono Covid 19 bi stade de Mbour ñoom nag ne ñu dinañ fexe ba méngale seen i programme ak lii xew amatul entraînement collectif waaye tegal nañu joueurs yi ku ci ne programme ngir ñu seen i forme ñu bañ koo ñàkk président bi nag ne ñu xam nañ ne situation bi dina métti lool ci club bi ci saison bile ba tax nag ñàkkul ay matuwaay yéen ciy jël di mesure d'accompagnement Abdoulaye Guèye président bu stade de Mbour ñu déglu ko El Hadj Malick Ndiaye. te damay ñaan yàlla mu génne ñu ci mbas mi li mu gën a gaawee ba pare ñu ngi associé wu tamit ñu ngi associé wu ci décision yu gouvernement bi jël yu président fédération yu président ligue bi yëpp jël ndax loolu rek lañ mënoon jël comme décision mooy arrêté compétition yi fexe ñu ñëpp respecté prescription yi spécialiste yi joxe yi gouvernement bi joxe donc en tant qu'autorité au niveau du sport c'est la première recommandation. kon ñu daal di déglu ministre de la santé ci situation bi xew. Suivant. Sur 60 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s'agit de 6 cas importés, de 2 cas contacts suivis et de 4 cas issus de la transmission communautaire. 3 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, parmi lesquels le cas numéro 5 du 11 mars 2020.
L'état de santé des patients hospitalisés à Dakar et à Touba est stable. À ce jour, 79 cas ont été déclarés positifs, dont 8 guéris et 71 encore sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. ñu liral leen communiqué bi xamante ne mooy ñaar fukkeel ak ñaar muy joxe point de situation tey bi. tey altine ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars ministère de la santé et de l'action sociale jot nañu résultat wu examen yi ñu def. ci juróom benn fukki test yi ñu def fukk ak ñaar ñoo ci positif. juróom benn yoo xamante ne ay cas importé la mooy cas yoo xamante ne bitim réew lañ ko jële indi ko. ñaar yoo xamante ne cas contact la mooy ñoo xamante ne dañoo jege woon ñu contaminé ñu leen doon suivre. ak ñeent yoo xamante ne transmission communautaire la ci dëkk bi lañ ko jële. ñu leen di yëgal tam que ne ci patients yi ñu hospitalisé am na ñett yu ñu defal seen contrôle ba ñoom wér nañ léegi ci ñett yooyu d'ailleurs cas numéro 5 bi xamante ne le 11 mars lañ ko contrôlé woon kooku bokk na ci ñu wér. ñu leen di yëgal ne fii ci Dakar ak Touba ñu fay hospitalisé ñu ngi leen di suivre te ñu ngi am tan tey mën nañu wax ne juróom ñaar fukk ak juróom ñeent cas positif moom la ñu déclaré Sénégal depuis bi ñu commencé mu am ci juróom ñett yoo xamante ne wér nañ bon donc juróom ñaar fukk ak benn ñoom ñoo nekk tey en hospitalisation. Ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi demander population yi ñu respecté bu baax ndigal yi xamante ne jox nañ leen ko pour ñu mucc ci jàngoro boobu maa ngi leen di gërëm bu baax. kon nag mbokki xarit yi mu ngoog lu war a tolli kon ci fukk ak ñaar ci ay cas yu bees daal nañ koy rek noté la ministre bi daal di nag wax ne na matuwaay yi ngir ñu daal di koy jël laataa ñuy xaar ne nag kàddu njiitu réew mi ci kanam tuuti ci wax sa xalaat lay bokk ñu daal di ciy àddu. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ak ndox ak saabu. ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci noyyi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen di may wax sa xalaat. di ko wéy mënatuma wéet te xel mi du dem ci moom 88 628 98 98 kon ñu daal di jël auditeur bu jiitu ñaari ponk la aju ci wàllu nag corona bi dégg ngeen léegi ministre bi fukk ak ñaari cas yi mu ne daal moo ca daal di nag yokku bi ci des mooy la xew gi nii ak nag ña cay faatu ak tekkaaral la ñu daal di joxat bi baaram yenn ci institution réewu l'Afrique yi 88 628 98 98 ñu jël ko jiitu ci ligne bi bitim réew 33 841 22 33 sosé ñu jël kenn ci ligne bi allo. salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah.
Oustaz Adama. waaw. Diop di la nuyu di nuyu waa groupe bi. waaw ñu ngi lay fay Diop. di ñaanal waa Sénégal. di ñaanal ñun ñu nekk Italie. yàlla muccal leen muccal ci àddina bi yëpp saafara ko moom mi mën a saafara. alors Oustaz Adama di leen ñaan yéen yi nekk ci rajo yi bu ay nit duggee di jéem a stigmatiser moodu yi ngeen feree na leen parce que ñëpp bokkuñu yem. am na ñoo xam ne xëy na mën nañoo tiit dem bu ko defee bu ñu ñëwee nañ leen accueillir mettre leen en quarantaine suñ ko amee ñu faj leen buñ ko amul ñu bàyyi leen dem seen kër. ma ne la corona bi ay étranger ñoo ko fa njëkk a dugal te dañ leen a faj te kenn stigmatisé leen moodu yi ñëw Sénégal ay sénégalais lañu ku jàq sam réew ngay jëm Italie gi ay italien ñoo ko fi dugal te kenn waxu leen dara lu dul toppatoo leen kon suñu jikko yooyu ñu yor nañ ko bàyyi di dugg ci rajo bi di leen xas te moodu yi la plupart des moodu ñoo yor ay kër yu bari foofu ci Sénégal boo demee Touba la fa ëpp ci ay kër moodu yi ko yor boo demee Louga ak Diourbel ak fu ne ci Sénégal kon nañ leen jox leen seen respect waaye dugg ci rajo di leen diaboliser di leen wax ju bon yaakaar naa ne loolu tolluwuñu foofu l'heure est grave fi ñu toll mooy boole xol yi xool nu ñu xeexee mbir mi mais bu leen nangu kenn di dugg ci rajo yi di xasaate ñooñu ñuy xas moodu yi leen gën fuuf ndax ñu ngi fi di daan seen doole di dul seen njaboot. allo nekk ñu ci rajo yi di wayaan. Diop allo waaw. maa ngi lay dégg. waaw ko jarul gënalante di ci fa nekk ak fi nekk. waaw mais d'accord mais nag bu leen bàyyi yéen tamit bu leen bàyyi ñuy dugg di xas moodu yi. Diop ndànk loolu dafa metti ñëpp. Diop waaw ndànk rek. ndànk dañuy discuter. waaw foofu li ngay wax nii gisuñu fu mu jàllee fii nii ci suñu émission samedi rek def nañ ci jël nañ ci benn moodu ba mu wax ci situation boobu donc loolu du lu ñuy bàyyi muy jàll. non jàll na fi li ma la koy xam naa ko jàll na fi man rajo bi mooy sama rajo jàll na fi ay nit bu ñu duggee rek di wax moodu ay yu mel ni ay xaw ma lanu maabo jël wax yéen wax ju bon jooju. d'accord c'est des Sénégalais. d'accord waaw jarul polémique ku ci ne sa xalaat lay joxe xëy na waxin bi ak defin bi waaye lépp rek ñu fexe ba situation bi nga xam ne moom la ñu jàkkaarlool te mooy Covid 19 bi ñu daal di ci indi ay saafara ñu xaar keneen jël ko biir réew mi wala bitim réew 88 628 allo salaamaaleykum. maaleykum salaam soxna Adama. waaw. maa ngi lay siyaare bu baax man la ko ndongal daara maa ngi lay waaw maa ngi lay delloo ziar waaw. waaw di la jaarale nag Maodo Ndiaye doon yéen waa journaliste Sénégal yëpp. jërëjëf. waaw lii xew ñu daal suñu borom tabaaraka wa taala yàlla na ko fi jëlee si jàmm ak nu mu gën a gaawee nag maanaam di ñaan gouvernement bi bépp nit boo xam ne mu ngi koy jël na baxel góorgóor bi nga xamante balaa ma joxe dépense 11h jot benn 2000 francs la Orange Money waa këram lekk quel que soit alpha nañ bàyyi xel askan mais c'est oustaz loo ko mën a dégg yàlla lii moom nekk na loo xamante ni du politique yàlla na ko ci yàlla jëlee si ma tabaaraka wa taala oustaz boo demee si luumu yi tëj na boo demee ci marché yi saa yi tool ni kenn amatul jàmm li ngi daal xam nga laa xalaat gouvernement bu saaf mooy lan mooy ndimbal bi nga xam ne mu ngi jëm ci askan wi Sénégal ñu ñëpp xamante ne suñu biir ku ne xam ne ne lu maanaam ku mën a jënd kilo ceeb ak ku nga xam ne mën naa jënd 10 saako ceeb kon nag tey nit ki balaa ngaa naan danga fay nekk jekk ndax tey téye nit ki rek nga bul génn bul dem dikki njabootam amul lu ñu lekk il faut mu génn dem wuti ko oustaz ñu bàyyi xel ci ministre yi nga xamante ni ministre la mu ngi koy jox waaw oustaz ñoo doole war dañu bàyyi xel de waaw jërëjëf xalaatam la joxe na ko ñu xaar keneen jël ko kon nag Socé 88 628 98 98 benn auditeur allo. waaw asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam sëñ bi. moom Adam ñu ngi si waxee. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. mooy man la Gassama man daal li ma leen di wax ci kër maam Adama état bi. na dimbale nit ñi suñu leen waxee nañ toog seen kër. man foofu laay jëm. ñi nga xamante ni nañu gaaw ñu recensé nit ñi. ñi mun a dimbale nit ñi nañ leen dimbale ndax xool borom kër yi parce que nit ki doo ko wax mu toog këram te doo ko jàppale. nañ ñu dimbale comme ni ñu wax léegi ñu recensé borom kër yi ñu am ay atelier menuisier ñu am atelier tailleur ñëpp nga xam dañuy fay ay rente di fay ay courant ñu xool nu ñu leen di mën a jàppale. ministre yi ak conseil li ñu leen di fay ay millions ku ci nekk na weer bi su dee nañ la fay 150 000 li ci des nañ ko delloo ci nit ñi. waaw nañ ko delloo ci nit ñi jàppale nit ñi. sama classe gi nga xamante ni aussi yàlla dimbale na leen ba seen kër jënd nañu ravitaillement teg dara ñu bañ a bokk ci ñi ñuy jox ndimbal gi nañu def social ñun ñëpp ku ko yeyoo ñu jox la ko ku ko yeyoowul nga ne man jarul ñu ma jox
kii bi nañu dimbale nit ñi parce que suñu lay waxee nañ toog ci kër gi il faut état bi génne mesures yoo xam ne day accompagner ñi ci kër gi ñi liggéey ñi arrêté menuisier ñi nekk ci mbedd yore atelier yooyu yëpp il faut ñu taxaw am lu ñu leen jox su ko defee ñu ñëpp toog ba affaire parce que ñun fii ñu nekk fi mu nekk weer man lu ma génn liggéey 1 mois la ñu tëj suñu liggéey yëpp mais am na ay accompagnement yoo xamante ni peut-être dinañu fekkati ñu ngi sant suñu borom mais nag état bi moom na jàppale nit ñi nga xam ne dañuy toog seen kër mu xool budget boo xamante ni dañ koy génn rapidement dimbalee ko nit ñi. loolu daal mooy sama xalaat à part ça jàmm ak xéwal yal nañu yàlla sàmm mboolem jëlee. jërëjëf sëñ bi wootee bitim réew loolu mooy gis-gisam li mu wax ñu xaar keneen daal di koy jël ci ligne bi ñu ngi ci wax sa xalaat allo. asalaamaaleykum Oustaz Adama. waaw waaleykum salaam sëñ bi. Boubacar Diarra fii si Kees. Boubacar ñu ngi lay nuyu. ñoo ngi ziar ñëpp jamono ji ñu toll nii. di nuyu kilifa diine yaa kilifa aada yëpp. tey ñaanal suñu médecin wu réew ak suñu ñu nga xamante ne tey di ñooy waa service bi. Oustaz dañoo toll situation yoo xamante ne. feebar bi kenn amul lu ko faj. waaye nag am nañu ay pexe yoo xamante ne tey jii ku ko topp mun na laa bañ a dal wàll keneen. te pexe yooyu tey jii nguur gi wax na ko médecins yi toog nañu wax nañ ko mooy que ne ku nekk na nga gàttal sa tànk di dox farata te di raxasu xool bu baax ba baax ak fu ngay yem. su ñu ko defee rek topp digle yooyu rek yàlla mun nañaa defal jàmm. nañu bàyyi affaire état teg ko fële te jéem a ànd suñu xel yi lu nga xamante ne mooy jëmal ak kanam. oustaz man dama du xaar état na ma yemal balaa ngay feebar soo feebar da ngay ànd feebar. parce que affaire slogan bi loolu waa yemal leen seen kër yi yemal leen seen activités yi ba ñaareel loolu ba loraale keneen loolu mooy slogan. tey kër ñu fi nekk ñëpp ku si nekk nga dox di jéem a wax ak say njaboot pour nga jéem a gàttal say activité ba nga xamante ne ñëpp dañ def ci biir kër yi mais tubaab bi ñoo koy yuuxu tubaab bi ñoo koy wax waxuma laaj ñun ñu nga xamante ne tey jii ñoo ngi yaakaar ay dimbal sax parce que dañaa nekk si nekkin boo xamante doy na waar. oustaz yàlla nañ yàlla may dëkk ak topp waaye lii doy na waar trop ku ko xeeb nga te musiba ku siy foo yaa ngi xool tooy te musiba. population bi dañuy xam ne li médecin yi wax justement médecin yi dañuy déglu médecin yi. su groupe waxtaan bi ni ñuy déglu médecin yi ci message bi ñoo envoyé ñu déglu médecin yi parce que médecin yi rek ñoo si mën a génnee jamono ji ñu toll bi. d'accord daal nay matal kon ñoo xaarati keneen jël ko ci ligne bi laata waxtu wi di jot 88 628 98 98 allo. allo salaamaaleykum. allo na nga def Amadou. waaw maa ngi fi waaw. ñu ngi naan la siyaare la. di siyaare sama station di ñaan bu ko sonal bu rafet woon. loolu jàllee Adama mbir mi moom gouvernement bi matuwaay yi mu ci war a jël yëpp. dafa wax na ko. nit ñi nañ moytandiku ko daje yi nañu saxoo ak cet gi nag moom dara jiituwu ci fa nga nekk di set wecc. li ma romb ci li ma gis foofu ci bundu ko fi laaj gi moom loolu métti la safar yi gaari fa ay kaar bu gudd ñu fay saw. ci jamono ju mel nii nga xam ne ñu ngi naan seet leen seet leen kon ñi nga xam ne ñoo jiite Touba nañ ca wax sëñ ci dina wax ci buntu këram boobu ñu bëgg a yàq foofu du place bu ñu fanaanal ay kaar ku yor sa oto transport demal ca gaaras ba dañ leen wutalu gaaras li wër jumaa ji ngir yàlla bu fa op oto fa daa nekk Abdoulaye na ci taxaw sëñ ci dina ci taxaw waa Touba gépp nañ ci taxaw foofu place bu sell la ñi sell ñoo fi nekk kenn wër faa gaarab kaar bu guddee boo tafee sa wàcc taw loolu ñaaw la buntu kër sëñ Touba gi fu nañu taxaw fa di welweli gaare yi wata fu neex waay saw lu neex waay def waa Touba te dina di leen seetaan loolu dafa jaadu na ci kilifa yi wax immédiatement bu fa benn kaar gaari ci oto transport wala tax nañ dem ci àll ba ndax ñoom seen intérêt bopp dong la ñu xool ab xaalis la ñu xool xooluñu cet xooluñu corona xooluñu dara ay jaay lañ daaneka rek bu la neex gaare bu guddee boobu foo sawee saw miir yooyu yëpp saw nañ ko fu ñu fekk place bu ñu defar ba mu rafet ñu karo ko ñu laaj ñëw arrière bu kaar gaare borom kër ga di leen seetaan mais loolu fan la tegee ana Abdoulaye Ka ana sëñ Sidi Mbacke buntu këram googu ana rakkam yi magam yi nañ ci wax dañ leen fa jëlee immédiatement dàqali neen bu kenn garet yow jumaa ji buntu kër sëñ wala fu sépp bëgguñu fekk sax ak gargoon mbaar mu ñuy jaay wala dara li ñu jaay yëpp dara baaxu yooyu ay feebar rek lay joxe dañ leen bali sànni ji leen ci yàlla bu ñu dem ca matt wala fu ñu xam ñu jëm fa su loolu jàllee règlement yi nga xam ne gouvernement bi teg na ko ci nit ñi seenu wàllu seen cet dong lañ ci bëgg ak seenu wér xeexuñu ma sàmm xeexuñu ma demb dañoo bëgg nit ñëpp na ci jàmm ak salaam am wér gi yaram kon condition yi tëral cet bi gàttal tànk bi suñu bopp
feem telli nun ñi ku ci dugg ci feebar yaa ci am problème kon kenn ku ne liñ la wax jéem koo def bala ñu laa yóbbu ci yeneen situation su yóbbu ci sa bopp nga toog gàtt sa tànk foo te dem bu fa dem nit ñi bu ñu ko defee jàmm ñooy feebar du la. d'accord waaw loolu mooy jàngatam soose bu fekkee waxtu yi des na ñu jël kan. salaamaaleykum waaleykum salaam wa. Oustaz Adama Ndione. waaw. Oustaz maa ngi lay nuyu baax di la ziar di kontaan ci yow di ziar ba Cheikh Mbaye laay. di njëkk ne ci la xew ca Guinée. waaw. Oustaz maa ngi njëkk ci la xew ca Guinée. waaw waaw. li wax ni daal dama bëgg CEDEAO la jóg gaaw wax. ndax Alpha Condé fa mu jëm du neex. allo. yow rek laay déglu saa si. waaw Alpha Condé fa mu jëm du neex nanu gaaw jóg balaa saafa xam. jeexal na ñaari mandat na may nit ñi jàmm ak salaam dem yoonam. Sénégal li ci xew-xew bi mooy. jàngoro ji dellu ginnaaw de. mi ngi yokku de. may ñaan Sénégalais yi nañu jël recommandation yi nga xam ne moom la docteur wax. yow nañ njiitum réew mi li muy wax. su ko waxee nga ko topp. lépp li muy wax rek mooy pour lu jëmale réew mi kanam. loo xam ne moo nu mu jël. kon recommandation yi nga ci bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. jàngoro ji dellu ginnaaw de. mi ngi law. li nga tax nag mooy tax mu dellu ginnaaw. mooy nañu déglu li santé wax. ñu topp ko. wasalaam. d'accord waaw mu ngoog saa si soose mu ñuy xamal ne fii lañ ñëm ak yéen ci xibaar yi ndax waxtu yi def nañu publicité yi jàll laata ñu leen di tegal Sud Nutrition buñ ca noppee 18h dinañ leen amal ab jotaay ci discours bi njiitu réew mi war rek def di déclaration bi jëm ci situation bi ak mesure ñu jël ci wàllu coronavirus bi Alioune Badara Socé moo nekkoon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jàmm biir gudd fan ak wér la am ak mën ak fekk ak tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS mooy taxaw ci wetu ministère de la santé ngir lii di coronavirus bañ a law ci biir réew mi. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS di ñaax mboole sem ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir réew mi ñu sàlloog dogal yi nga xam ne waa kër docteur jox nañu leen ko ak ministère de la santé mu di ngeen di raxas seeni loxo ba mu set ndox ak saabu. ak jëfandikoo gel hydroalcoolique bu ngeen di sëqat ngeen jël mouchoir te bu ngeen ci noppee ngeen sànni ko ci pollu mbalit wala ngeen lem seen conc loxo ngir sëqat ci biir bu leen joxe loxo te it dee leen moytu lii di dajaloo ay mbooloo bu ngeen yëgee lu ngeen miinul seen yaram lu mel ni coono ci noyyi sëqat ak yaram bu tàng ngeen woote ci 800 00 50 50 te du ngeen ci fay dara. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. ANCS, l'expertise communautaire au service de la santé. Alliance nationale des communautés pour la santé ñu gën ko xam ci ANCS moo leen doon may wax sa xalaat. ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique. moo leen di may Sud Nutrition. asalaamaaleykum mbokk déglukat yi tey jii di altine yamoo ak ñaar fukki fan ak ñett ci weeru mars atum 2020 docteur Bintou Cheikh Seck ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay nay Khady. ñu ngi ci numéro 166 ci suñu chronique tey ji docteur kon dafa am benn taxaw seetlu bu ñuy def ci ay xeetu xibaar yoo xamante ni wérul mu jëm ci wàllu jàngoro coronavirus ak lekk docteur ndax dafa am ay xibaar yu wérul yoo xamante ne ñu ngi koy génne ci wàllu lekk ak coronavirus. ay xibaar yu bari sax yoo xamante ne wéruñu dëgg-dëgg yoo xam ne dañuy wax ne ni am na ay ñam yoo xam ne mën na faj coronavirus may wax suñu mbokk ñi ñuy déglu ñëpp que ni amul benn ñam fi mu nekk nii boo xam ne jàpp nañu te li may wax mooy scientifique yi ñi nga xamante ne seen xam-xam ci loolu la màcc que jàpp nañu ni day faj coronavirus wala dafay tax nit ki du feebar du am feebar bi donc loolu nañ jàpp ni information yooyu yëpp yi ñuy gis ci réseaux sociaux yi ci groupe WhatsApp yi ci Facebook ba ci internet en général benn wéru ci benn du ci dëgg li wér mooy li nga xamante ne OMS muy organisation mondiale de la santé moom la fësal ne loolu la doomu aadama war a def ba mucc ci gàngoro coronavirus bi loolu moo wér te suñu ministère de la santé di ko bamtu tous les jours di wax ne ni nañu bàyyi saafonte bi nañu di faral di raxas suñu loxo ak yeneen ak yeneen loolu mooy wér mais ñu bàyyi information yi ñu nar a waxtaanee nii ñu bañ ko gëm. yooyu yan information la yu wérul yi. alors dama seet information yi nga xam ne moom moo gën a fës daal ci groupe yi WhatsApp yaa ak réseaux sociaux yi et yooyu mooy xibaar yi nga xam ne moom la nit ñi gën a gëm di ma ko laaj man li may njëkk a wax mooy li nga xam ne ñu ne nit ki su baxalee
solee laaj ci ndox ba noppi jël ndox moomu ci tàngaay boobu mu naan ko loolu dina faj coronavirus bi wala dina tax ba feebar bi du dugg ci yaramam loolu dara du ci dëgg. li ñu xam daal mooy que ni laaj bu ñu ko xoolee ci laboratoire bi laaj dañu gis ni xëy na am na yenn microbe maanaam yoon doomu jàngoro yoo xam ne laaj daf leen di néewal doole tuuti mais loolu ci laboratoire bi rek lañ ko gisee mais saa yi suñ ko demee di ko testé ci nit ki ci doomu aadama du wér duñ ko gis duñu gis effet boobu mu am. alors xam naa foofu la nit ñi sukkandikoo bay waxu laaj dina mën a faj coronavirus ak yooyu waaye ñu jàppati rek OMS wax na ko waxaat ko nee nañu ko laaj amul dara muy faj ci infection te du faj coronavirus bi ñu jàpp loolu. ñaareel bi mooy ñu ne bu nit ki su jëlee ataaya wala benn tisane wala lu tàng daal tàngal ko bu mu tàng jipp ñu koy wax bouillon ci nasaraan mu naan ko loolu dafay rey coronavirus bi. alors li may njëkk a wax mooy loolu nit ki su ko defee mën na ko sax indil yeneen jeexital yoo xam ne xëy na sax coronavirus bi moo gënoon parce que loolu mën na lakk sa gémmiñ mën na lakk sa làmmiñ mën na lakk put bi te loolu mën na nekk lu graaw a graaw. virus bi ñuy wax coronavirus moom tàngaay du dara ci moom parce que tàngaay bu doon dara ci moom bon du feeñ Arabie Saoudite mooy gën a tàng fii yëpp. et puis aussi suñu yaram bi suñu naanee lu tàng dëgg la suñu température yaram bi dafay xaw a yéeg tuuti. bu yéegee virus bi du ko def dara parce que su ko doon def dara ban ma tey dee na bu yàgg température boobu bu yéegee ay diir lay yéeg rek su ko defee suñu yaram réagir génnee tàngaay boobu ci la ñuy ñax bu ñu naanee lu tàng bu ñu xasee ba ñax température boobu day wàccaat loolu du rey benn virus te mën na indi jeexital ndax tàngaay boobu ñuy wax ñu naanee ko. ñetteelu idée bi. alors ñetteel bi mooy bu ñu jëlee vitamine C ay doomu vitamine C di ferñeent boobu ñuy am ci orange ak ay tomate ak ay mandarine que bu ñu jëlee ay doses vraiment yu am solo ci vitamine C boobu dafay tere doomu jàngoro bi dugg ci ñun wala mën nañu faj loolu tam amul fenn fu mu wéree OMS wax na ko et li ñu xam mooy ne dafa am ay yenn kàngam yi yoo xam ne ñu gëm ne doomu aadama suñ ko injecté vitamine C boobu xëy na mu am effet bu mu am par rapport ak coronavirus bi loolu sax ñu ngi koy testé États-Unis mais ñu jàpp ni ci injection la ñu wax yenn doses yi maanaam piqûre la ñu wax parce que xam nañu ni aussi que vitamine C loo xam ne la kenn mënu ko denc suñu yaram la ci lekk lu ëpp rek dafay génnaat et puis aussi xam nañu ne vitamine C bu ëpp bu ñu injecté mën na indi yenn jeexital yi ci nit ki en tout cas ñun ñii vitamine C bi duñ def dara ci suñu yaram bon c'est pas la peine ñu dem di ko jënd di ko naan. alors ñeenteelu information bi nga xam ne du dëgg mooy ne nit ki dafa war a moytu ci coronavirus bi mu ay ñam yu saf ak moytu ay ñam yu sedd comme ay glace ay crème glace ak ay yu demee noonu boobu nag moom dama seet gëstu sama bopp di xool fu mu war a mën a jógee te xawma loolu fan la war a mën a jógee en tout cas daal xam naa ni du dëgg ñu fekkee ni lekk lu saf moo leen gënal lu saf kaani wala saf poobar wala leneen moo leen gënal mën ngeen ko continuer amul dara lu muy wàññi wala yokk ci coronavirus bi wala lu sedd aussi c'est pareil. ban la ñuy mujjee. alors bi may mujjee fausse information mooy lan mooy ne dañoo ne que nit ki su jëlee diwlin lu niin daal di ko diw ci yaramam ne li ñuy wax huile de sésame maanaam sésame benn doom la benn graine la diwlin bi boo ko jëlee diw ko ci sa yaram day tax coronavirus bi du mën a dugg ci yaram bi nit ki. alors may wax d'abord que ni coronavirus loo xam ne la buy dugg suñu yaram du jaar ci suñu der mi ngi jaar ci fu ñuy nooyee les voies aériennes mi ngi jaar ci suñu muqueuse yi maanaam li wër suñu bët yaat li wër suñu bakkan yi donc même su fekkoon ne diw mënoon na tax infection wala doomu jàngoro bañ a dugg ci suñu yaram te loolu du dëgg eh bien coronavirus boobu loolu du ko jaaxal parce que fi muy jaar wute nag suñu der donc loolu di doon loo xam ne du dëgg donc nañu jàpp ne du dëgg. waaw kon léegi docteur est-ce que am na kon ay matuwaay yu ñu mën a jël ci wàllu lekk gi ngir coronavirus bañ ñu dugg. alors ñun ci 9 décembre 2019 donc bu yàggul boobu coronavirus bi sax kenn waxoogu ko woon defoon nañ fi benn chronique bu ñu woowee woon nu ñuy def ba renforcer wala booster suñu système immunitaire bi mooy li nga xamante ne mooy tax ba ñu mën a xeex doomu jàngoro yëpp ak feebar yu baree bari alors ci chronique boobu dama doon wax nit ki nu mu mën a lekk ba nga xamante ne moom système boobu daf koy dooleel ba nga xam ne bu ko doomu jàngoro songee mu mën a xeex doomu jàngoro boobu donc maa ngi wax suñu auditeurs yëpp nañu dellu ci suñu page Facebook Sud Nutrition dem xool vidéo boobu wala audio wu 9 décembre 2019 boo xamante ne ci lañ doon waxtaan boobu ma baamtu li ma fa doon wax dama ne nit ki bu bëggee mën a xeex doomu jàngoro dafa war a lekk équilibré manger équilibré mais bu loolu weesoo na renforcer li ñuy wax flore intestinale maanaam mooy bactéries yi nga xamante ne moo nekk ci suñu boutique bu mag bactéries yooyu suñu ay xarit nañu dañuy jàppale ci xeex bi te ñooñu il faut ñu dooleel leen may wax ci chronique boobu naka lañ leen di dooleele ñaareel bi may wax ci chronique boobu moo doon ni nit ki bu fekkee ni dafa manqué yenn ferñeent yi daf ko war a jël maanaam njël ko ci ay comprimés ñu koy wax ay compléments alimentaires yooyu itam foofu maa koy waxtaane et puis may wax foofu que nit ki dafa war a surtout wàññi sàngara parce que sàngara bu bari ci suñu yaram dafay wàññi système immunitaire bi koy ñu doole bàyyi ko sax moo gën ko am nañu suñu dëkk ñu bari
bari yu jëfandikoo sàngara nañu xam nañu loolu buñ ko mënul bàyyi aussi ñu wàññi ko bu baax a baax ndax seen système immunitaire boobu am doole. tegtal bi mu mujjee mooy dañoo war a tàggat suñu yaram des sport régulièrement ñeenti yoon ci semaine bi te même ci fi ñu toll nii ak coronavirus bi nee nañu rek bu ñu saafonte bu ñu jegeyantoo waaye mën nañu quand même da ngeen def ay sport ba noppi dellu suñu kër ci jàmm. page Facebook yi moo xaat ko mooy Sud Nutrition ñu leen di ñaax ngeen ñëw seet si ñu laaj ñu seen i laaj et puis suggérer ñu ay thèmes et comme ni mu ko waxee suñu chronique passée yëpp ñu ngi ko posté ci page bi Sud Nutrition et ma leen di waxaat ne chronique bu 9 décembre 2019 ba ma nga fa pour naka ngeen di def ba mën a moytu infection. ñu jaajëfal Val d'Afrique di la jaajëfal docteur Bintou Cheikh Seck. jërëjëf Ndeye Khady. ngir seetal seeni loxo jëfandiku leen gel main Valda Val d'Afrique. moo leen doon may Sud Nutrition. Communiqué à l'attention des usagers du passage à niveau de HLM Rufisque. Le préfet du département de Rufisque informe les usagers que dans le cadre des travaux du projet du train express régional TER, le pont routier situé au niveau